asalaamaaleykum. Mamadou Mohamed Ndiaye. suñuy néew ci suñum réew looloo waral doomi Sénégal yi nga xam ne seeni mbokk dañoo faatu bitim réew te faatu ci coronavirus bi ñu ne duñ leen indi fii suul leen ñu bëgg ñu dellu gannaaw ci dogal boobee kilifa yi ko jël lañ bëgg ñu del ci gannaaw ba tax na ñu xëy saisir Cour suprême ngir di ca jéebaane lu ni mel seeni avocat ñoo demoon doon kalaame ji loolee ca ëttu àtte bii di Cour suprême jàngoroy coronavirus geeg tolluwaay gi bilan tey bi génn na nit ñaa ngi koy wéy di amee lu aju ci seetlu guñ ci def bokk na ci ne daal bu doon waaxu jàppes na ne tey jiite ginna tànkam ñi nga xam ne ñooy limu bi te ñiy wér ci ña ñuy faj kër docteur gis nañu ne limu tey bi kon dafa yokk barabu jaayukaay yi nga xam ne dañ leen a tëj yii di tëj tey yële da tëj suba noonee nga xam ne mooy dogal bi kilifa yi jël ci réew mi ana nuñ ko dunde daanu dem ca diwaanu Tambacounda jaaykat yi xëyee tey ji naqaru xol ci dogal bi ñu leen teg ba tax ñu xëyee ab toogaanu ñaxtu dañoo demoon sikki mujj gouverneur bu Tamba ndimbal li ñuy baaxee lenn ci entreprise de presse yi doonte sax yokku nañu ko seetlu nañu ne am na ñenn ñooñ lañ leen jox dañu koo delloo la jur coow la bokk na ci li ñu ne jëwriñ gi ñuy dénk wàllu communication dafa bañ a siiwal anakon ci yan anam ak it nan la ñu séddalee boobile xaalis loolu mbokki moo di taxañu xabaar yi buñ ko tàqalee bu noppi ci la ñuy àndi ak Barthélémy Ngom moo ñuy faram-fàcceel xibaar bi ci réew yi Mbisaan maa ngi lay nuyu. maa ngi laa fay Mamadou Mohamed Ndiaye. lu ciy gën a fës. Burundi lañ koy doore nga xamante ni campagne électorale ba nag ñeel élection présidentielle ga fay am fileeg fukki fan ak juróom ñu ngi koy wéyal. xeexoo yu tar nag diggante général Ndeye Chimie mi nga xamante ni mooy candidat wu parti nguur ga ak kamuy wujjantel di Agathon Rwasa mi nga xamante ni moo jiite kujje politique ba am na ab cargaison boo xamante ni dafa fees dell ak arme ñu nangoo ko ca aéroport bu Badolité nekk ca République démocratique du Congo am na ñu bëri ñoo nga xamante ni tudd nañ leen ci ba teg nañu leen loxo ñeneen nit ñu teg loxo fële ca Venezuela fukk ak ñett lañu bokk na ci ñaari doomu réew Amérique njiitu réew ma daal mooy ca yëkkati kàddu ne dañu leen di jiin ne dañoo ñëwoon réew ma rek ngir daaneel nguuram. ci kanam tuuti dana ñëw yàkkali ko mu di xibaar bi ci réew yi moom Barthélémy Ngom bu ñu ci noppee Koro News Youssouf Bodian la ñu ci àndal mooy ponk bi ñu jagleel tolluwaayu jàngoro coronavirus bi ci àdduna bi yëpp lu aju it ci li nga xamante ne ji moom mooy jukkib li gën a fës kon ci yëglekaay yi dinaa ci def ab jukki bu ñu noppee ñëw ak yéen ci gis-gis tey jii li nga xamante ne ji moom la ñu ci waxtaanee mooy sajji xef gi ñuy sajji xef ñi amee woon jàngoro corona ba wér ak it ñi nga xamante ne ji barab yi ñu dëkk kon jàngoro ji dafa feeñ ñu bari di leen mooy too ko xool yenn bët yi nu ngeen gisee loole seen xalaat ci njeextal xabaar yi lay doon ci rajo Futur Média Abdoulaye Diop moo fare ci machine bi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jégalu mbokk yi xibaaru digg bëccëg yi dañu koy doore ak collectif gi nga xamante ne ji moo jaboote ñi seeni mbokk nekk bitim réew te faatu fa jàngoro coronavirus ji faat leen dogal bi kilifay réew mi jël moo di daal néew yooyu duñ leen indi fii ci réew mi ñoom nag lu ni mel ànduñu ci fu ne jaar nañu fa bind nañu kilifa réew mi bind nañu it kilifa diine yi ngir di sàkku dogal ba ñu dellu ca gannaaw ba ku ci yamati mbokk mu faatu bitim réew bu dee coronavirus ko rey ñu mën ko indi fii ci réew mi denc ko fii la ñuy wax mooy sama néew samam réew loolee taxoon tey jii ñu saisir Cour suprême ngir bëgg ñu lijjantil leen ko soxna Anna Rocha. lu jege mbaa lu ëpp juróom-benn fukki néewu doomu Sénégal yoo xamante ne ñàkk nañ seen bakkan ndax jàngoro ji di Covid-19 ca bitim réew ñu ngi xaarandi ñu delloo si leen fii ci Sénégal seen njaboot nag daal di nañ taxawal benn collectif ba jël sax lu tollook juróomi avocat ngir déposer ni ki talaata ji ab requête ci kanam Cour suprême bu Ndakaaru. Maître Assane Dioma Ndiaye kenn ci avocat yi di ñu ci gën a leeral. li loi organique may mooy képp koo xam ne jàpp nga ne sa droit fondamental dañ ko violé mun nga dem ci moom nga jooytu ko fa ñaan ko mu déclarer dogal boobu illégal mais nga ñaan ko aussi mu dogal mesure booy yaakaar ne warta mun a ñàkk ci jamono jooju te tey mooy ñu fexe ba koor yooyu ñëw ñu denc leen ci anam bi nga xam ne dëppoo na ak ñun suñuy diine suñuy cosaan aussi ak fexe nag ba ñu denc leen foo xam ne njaboot gi buñ bëggee dem ñaanal leen mun koo dem. fukki fan ak juróom ci weeru avril gi lee weesu ak léegi collectif bi mu ngi taxaw ngir nguur gi dellu siwaat ci dogal bi mu jël ne dafay tere ñu rapatrier néew yooyu le yónnee nañ bataaxal ministère des affaires étrangères waaye itam présidence de la république waaye ba fu ñu toll nii kenn waxugu ci ak ñoom tey ji nag nee nañu cour suprême bu dee nanguwut itam
itam seen bëgg-bëgg ñoom pare nañ ngir yóbbu mbir mi ci kanam juridiction internationale yi. comme spécialiste yi yëpp nee nañ protocole bii buñ ko defee avec pompe FENAS yi dugal ko ci fi ñu ko war a dugal denc ko bu ñëwee kenn du ko manipuler loolu du am benn danger anormal et spécial pour population sénégalaise yi ñoom jàpp nañ ne gisuñu dara lu leen mun a xañloo loolu nga xam ne d'abord seeni ñooñ ñoo exprimer volonté bi mais ñooñu aussi dafa bokk ci seen liberté religieuse ñu denc seeni ñooñ ci anam yoo xam ne loolu la leen ko seen diine digale. jokkoo nañ ci itam tey ji ci suba ak secrétaire général bi ñu dénk wàllu sénégalais yi nekk bitim réew Moïse Sarr nee na gisagul lu fi jar yëkkati kaddu waaye mu ngi leeral ni jàngoro bi ba mu duggee Sénégal ak léegi bépp dogal bi jógee ci gouvernement bi dafa fekk rek comité national de gestion des épidémies moo ko sàkku ci moom. kuréel guy sàmm ak yelleefu doomu aadama ñaawlu fitna ji nga xam ne takk der yëkkati nañu ko teg ko ci kaw lenn ci waskan ajjuma ji weesu la fële ca Caaroy sàkku nañu ci ñi nga xam ne ñoo di takk der yi li ñuy xaar ci ñoom mooy ñu taxaw ci karange ak askan wi ñu fexe ba def ko waaye it askan wi lu aju ci couvre-feu bi ñu santaane ñu fexe ba wàccoo ak loole bu ko defee jàmm na ñooy coow ba ñaam fenn. ci communiqué la ñu ko dëxëñ la ca nekk secrétaire général bu RADDHO jukkil nañu ko Sadikh Niass ñu déglu ko Alaaji Njogu Jën. depuis àjjuma lañ signalé ci benn famille Caaroy ñi nga xam ne dañu nekk seen biir kër doon waaji julli alors mu am ñaari policiers yoo xam ne dañu nekk en civil ñëw di ne dañuy seet koo xam ne ni benn xale bu góor bu dëkk ci kër gi ku doon football ci mbedd mi koo xam ne respecté wuloon couvre-feu bi alors mu am ay altercation mais li ñu gis ci violence yi nga xam ne la ñu wax ne loolu la fa policiers yi exercer pour arrêter kooku noonu exercer ko ci baayam ak ci ay waajuram ñoo xam ne ay kilifa lañu dañu ne loolu dafa nekk ay violence wala boo xam ne ni waruñu ko utiliser pour arrêter ay nit police war na def liggéeyam mais dañu ko war a def ci respect de àq ak yelleefu doomu aadama ba nga xam ne waruñu nekk di toroxal nit ñi aussi toroxal citoyen yi taxu leen a jóg ñoom li leen tax a jóg mooy ñu respecter couvre-feu bi nañu def fexe ba nga couvre-feu bi dinañ ko respecter suñu ko mënee def ci dialogue intervenir boo xam ne nii dina nekk intervention boo xam ne dinañ ko teg ci dialogue ak waxtaan moo gën ñuy ñëw di jaay doole ci biir kër ndax boo ko defee waa kër gi tamit bu ñuy jéngoo ñoom it mu indi ay musiba ak ay jaamaarloo. waxtaanee lu aju ci tolluwaayu coronavirus bi bilan bi nga xamante ne ji am nañu ko tey lu aju ci ñi ñu testé ña ca positif ña wér tey loolu lépp dañuy ànd teewlu kàdduy docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye mooy directrice générale de la santé. talaata juróomi fan ci weeru mai 2020 ci juróom-ñaar téeméer ak ñaar test yi nga xamante ne réalisé nañ ko juróom fukk ak juróom-ñett dellu si ne ñu ànd ak doomu jàngoro ji. ci yooyu juróom fukk ak ñeent moom tudde nañ ko contact mooy yi nga xamante ne suñu bërëbu liggéeyukaay yi ñu ngi koy saytu te di ko topp ñeent moom la ñuy tuddee yi jógee ci transmission communautaire maanaam mooy yi nga xamante ne kenn xamul ku leen ko wàll te ñu ngi toll ci diggante fii ci Dakar ci Médina fii ci Dakar ci Parcelles Assainies fii ci Dakar ci Guédiawaye benn ñoom ñëpp bu si nekk benn et ci Touba am na benn ci ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci lalu hôpital yi ñu leen di faj juróom fukk ak juróom ci ñoom saytu nañ leen kenn gisatul ci ñoom doomu jàngoro ji wër nañu juróomi cas grave ñu nga tëdd fee ci service réanimation yi hôpital Fann ak hôpital principal ñi nga xamante ne ñoo fa des ñu leen di faj seen wér-gu-yaram mi ngi ànd ak tan ni ñu leen ko waxee démb Sénégal enregistré waat na fukk ak benn nit yi nga xamante ne ñoo génn àddina ministère de la santé action sociale ànd ak ñëpp di ko jaar ay mbokkam ak askan wi yëpp di ñaan yal na ko yàlla xare àjjana ci bésu tey bii doolee ko ba mbas mii Covid 19 duggee ci biir Sénégal ba léegi ñu ngi toll si junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent yi nga xamante ne ñoo ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu mun nañ cee génnee ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk yi nga xamante ne wër nañu kenn gisatul si ñoom doomu jàngoro ji fukk ak benn gaañu nañ ci benn delloo nañ ko ca réew mu jóge woon ci loolu mu ngi des fii ñu leen di faj ci lalu hôpital yi juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar. amoon ñeent fukki liggéeykat yuy liggéeyee ci hôpital Roi Baudouin bu Guédiawaye ñu jëloon leen ñeent fukk yooyee defoon ci ñoom i test ndax daal dañoo amoon contact ak seen nas ndaw su amee woon coronavirus bi waaye
résultat yi ba ñu ñëwee la mu wane mooy ñeent fukki liggéeykat yooyee ci hôpital Roi Baudouin lu wokkutub dërëm wokku leen jàpp leen ni fi mu toll nii diwaanu Géejawaay ña nga fay ak fanweeri cas coronavirus ak juróom ca yooyee daanaka fukk yàq lu tekk seeni borom ci transmission communautaire la ñu ko jëlee bés ni tey la Louga jëloon cas coronavirus am bu njëkk boobaak léegi def na fanweeri fan la bilan ba toll Abraham Paul Emmanuel Pouy. ci juróom-ñett district yi nga xam ne moom la Louga am nag ñaari district moom la Covid 19 bi laal 30 cas yi ci Louga la benn bi ci Sàkkal la ci fanweer ak benn cas yi ñaari fukk ak ñaari nit wër nañ ci juróom-ñetti nit jamono ji ñu leen di fecc mu am kenn koo xam ne ñàkk na ci bakkanam lu toll nag ci téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaari nit muy contact suivi ber nañ leen jamono ji te lu toll ci ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñetti nit génnee nañ leen quarantaine bu ñu nekkoon bu mbas bi dooree ci région bu Louga nag am nañ ci lu toll ci téeméer ak juróom-ñeenti fukk ak juróom-ñetti cas suspect yoo xam ne am nañ ko te def ci lu toll junni ak téeméer ak fanweer ak juróom-benn prélèvement répartition kaawu Covid 19 yi nag moo ngi ñuy won ne góor yi la feebar bi gën a yàpp jamono ji nag ñoom seen xayma toll na ci téeméer boo jël juróom-benn fukk ak ñeent tombal juróom jigéen yi nag soo leen jëlee ñoo ngi toll ci fanweer ak juróom tombal juróom ñu ëpp ci ñi nga xam ne am nañu feebar bi ci jamono ji moo di élèves yi te ñu ci topp moo di commerçant yi le 11 avril mooy bés bi nga xam ne Louga ci la gën a enregistré cas yu gën a bëri mu toll ci juróom-ñeent stratégie de riposte bi nga xam ne comité régional bi teg na ko mooy ñu dépister képp ki nga xam ne dugg na ci région bu Louga ñu gën a waxtaan ak askan wi ci mesure barrière yi te xamal leen tamit risque yi nga xam ne am na soo fatee nit ci sa biir kër te xamoo nag am na doomu jàngoro bi am déet te fexe ba ñëpp di takk masque fu ñu mën a toll mu nekkoon Abraham Paul Pouy Louga RFM. am nay scientifique yu fekk baax Sénégal ñoo ngi liggéey jëmee ci nees di def ba artémisia googee nga xamante ne jam nañu koy jëfandikoo ca Madagascar ba ñu ne dafay faj coronavirus ñoom it ñu seet lu mu ci mën a jur ci paj mi la ñu cay gisee di ko ci amee danañu ko jébbal ministère de la santé gën koo yàgg suba. ñu teewlu leerali professeur Daouda Ndiaye mi ngi bokk ci comité scientifique bu task force contre Covid 19. Covid bi ñëw na ñu wax ko bi mu ñëwee nag après ministère de la santé à travers ñi saytu garab yi ñu woo ñu ñun ñi nga xam ne liggéey nañ ci médicament bi ak ci lu mel noonu alxames bi passé ñu waxtaan ci li ñu doon waxtaane mooy Covid bi ñëw na est-ce que dañ koy dugal Sénégal dañ koy utiliser bu ñu koy utiliser nan lañ koy utiliser ñu ne dañ koy utiliser mën nañ ko utiliser mais su fekkee il faut que ñu def ko essai clinique mooy dañ koy gëstuwaale du ñu war a ne garab yi baax nañ koy jël parce que dañoo bëgg xool est-ce que effectivement résultats yi ñu am Madagascar mën nañ ko am Sénégal parce que loolu mooy tax ñu mën ko mën a dérouler xool non seulement baax na mais également amul loraange te lépp luy scientifique yi ci def ñu ci war a dox ñun wax nañ ko ci ba ñu xam ne produit bi tey bu fekkente ne liggéey nañ ko bu paree ñu mën na ne produit bi kat baax na amul loraange te résultats yi la am ñu yaakaar na également du warul am sax rek ci affaire Covid bi di Covid organisé bi jóge Madagascar parce que réunion boobu dafa boole spécialistes yu bëri boole nañ ci également ñi nga xam ne loolu mooy seen xel dafa màcc ci wàllu produit naturel ñu ne léegi mën nañ aussi également boole ci ay produits yi nga xam ne mooy ay ci gàncaxu Sénégal la jógee yoom yu mel noonu ñu boole ko mën naam aussi même suñu produits yooyu mu gën a baax yeneen yi mais li am solo bu am solo mooy protocole bi donc bindoon nañ ko ñu ngi koy waaj pratiquement li ci am solo pratiquement jeex na ñu ngi ci dernier réglage rek pour que fii ak tey ci ngoon wala suba au plus tard ñu jàbbal ko scientifique yi ñu ne pare nañ ci donc ñun suñu côté ci wàllu santé bi ak médecine ba delloo ko ministère de la santé ñoom am na lu ñuy wax direction bu recherche ñoom également dinañ ko xool seen biir parce que ñoom aussi am nañ comité pour xool également sur le plan faisabilité mooy aspect éthique yi mooy est-ce que nit ki ni mu ko mën a jëlee ci wàllu parce que nit ki comme du garab boo xam ne homologué nañ ko dafa laaj ay autorisation nit ki ak leneen. wutali diwaanu Fatick ak li ñu seetlu moo di ñay dem ca barabu fajukaay yi seetlu nañ ci ak wàññi go maanaam lim ba dafa wàññeeku askan wi ñu baree bari kon dañuy am ak ragal sax di dem ci fi nga xam ne fa la ñuy faje mu di ci kër docteur looleet li mu yokk mooy daal bokk na kon ci lii lawal lii nga xamante ne ji moo di jàngoro ji bu ñu sukkandikoo ci infirmier chef de poste yi nga xamante ne daje nañu ak ñoom foofe am na yenn ci jigéen yoo xamante ne ji dañuy ñëw sax ngir di ñàkk seeni doom leeral Aminata Goudiaby
ci hall poste de santé bu Daaru Salaam bi nekkee ci commune bu Fatick daanaka kenn nekku fa personnel bi rek ñoom ñoo fa toog di waxtaan mu di nag ambiance boo xam ni miinuñu ko fa woon loolu buñ sukkandikoo ci Alassane li nga xam ne moom mooy infirmier chef de poste bi moom nag nee na limu nit ñi nga xam ne ñoom ñoo fa daan ñëw di faju wala sax ñu ñëw di ñàkk seen ay doom dafa wàññeeku bu baax a baax. man weer wi daan naa ci am lu ëpp 700 patient waaye fii mu ne xaaj bi sax amuma ko am na ci jigéen ñoo xam ne sax indi seen ay doom pour ñu vacciner leen defatuñu ko loolu problème la bu ñu war a lijjanti. ca Palmarin nga xam ne ci biir arrondissement bu Fimela la nekkee itam lu ni mel lañ fa nemmeeku poste de santé ba daanaka kenn dematu fa personnel ba seen liggéey fi mu ne daanaka lu ci bëri dañ ko concentré ci mbirum xeex coronavirus Daniel Boissy moom mooy infirmier chef de poste bu Palmarin. weer bu ñu weesoo nii bu ma ko comparé le mois de mars de 2019 kii bi dafa wàcc fréquentation wax dëgg yàlla dafa wàññeeku bon par jour mun nañu am 20 malades te aujourd'hui on se retrouve avec 5 à 6 7. ba feebaru coronavirus duggee ci réew mi ba léegi dafa mel ni nit ñi dañu ragal dem hôpital même ñenn ñi sax bu ñu feebaree dañuy mujj toog seen kër di def automédication loolu nag buñ sukkandikoo ci Alassane li mu ni ab danger la. am na ñu ci bëri ñoo xam ne rumeur yi ñoo yàq seen xel dañu jàpp ne bu seen yaram tàngee ñu ñëw hôpital dañ leen di confiner am na ci ñoo xam ni sax bu ñu ñëwee bu fekkee dañu mës a dem ci zone boo xam ni feebar bi dugg na fa bu ñu ñëwee duñ la ko wax sëqët si nga xam ne sax dañu jàpp ne ci signe yi la bokk am na ci ñoo xam ne bu nekkee ci ñoom bu ñëwee duñ la ko wax dañu noppi. Alassane Ly moom mooy secrétaire général bu SUTSAS ci biir région bu Fatick mi ngi sàkku ci kilifa yi ñu gën a yokk sensibilisation gi ci askan wi ngir rek ñu mën a changer comportement bi ñu nekkee Aminata Goudiaby Fatick RFM. kilifa yi réew mi jël dogalu marché yi am yii di tijji ñiy jaay lii tijji tey ñiy jaay la ci des tijji ci ëllëg sa maanaam du ñu tijjeendoo la ñuy moytu moo di dajaloo ngir jàngoro ji bañ a gën a law dogal boobu nga xam ne jël nañu ko nag fële ci diwaanu Tambacounda jaaykat yi ci marché central ba ñaawlu ko boole ceekit am ci naqaru xol ba tax na tey jii dañoo xëyoon dem toogaanu ji ci gouvernance ba ngir di ñaawlu dogal boobee Moussa Oumar Gueye. demuñu cëng dikkuñu mbay laar jaaykat yi nekk ci marché central bu Tambacounda rawatina ñi nga xam ni dogalu préfet moo leen yëkkati ci marché bi nekk ci quartier Liberté ndaxte kat dañu bëgg yàqali yoon yi ci jamono ji nga xam ne ñu ngi xeex feebar mbas bi ñu naan coronavirus ci jamono jooju nag dañ leen waxoon nañu dem ci gannaaw stade régional fi ñu naan ci Seras béréb boobu itam dañ fa doon jaay jën laata kon Tamba di am marché central au poisson bu yées peq boo xam ne nguur gi moo ko tabax njëgam toll ci $250 millions ci suñuy koppar ci ki nga xam ni moom mooy ministre bi ñu naan Omar Gueye moo ko inauguré woon ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier atum 2019 àndoon ceek naataangoom maître Sidiki Kaba jëwriñ bi ñu dénkoon lépp lu jëm ci wàllu affaires étrangères ci jamono ji nag kii di Mame Balla Lo député maire bi nekk fii ci Tambacounda moom nag bi mu gisee jiixi jaaxa am ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jaaykatu jën yi jaaykatu légumes yi mu fas yéene génne benn bataaxal boo xam ni dafay tàmbali nag def ouverture officielle marché central au poisson bi nekk fii ci Tambacounda ci jamono jooju nag kii di Mame Balla Lo nee na jot na ay kàddu yu soxeekoo ci autorité administrative yi ñu ni ko marché bi ci jamono ji mën a guñ koy inauguré ndaxte waa jëwriñ bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu napp gi ñoom nag ak entrepreneur bi nga xam ne moom la ñu dénkoon ngir mu tabax marché central au poisson daanaka dañu nekk ci benn contentieux déggooguñu ci noonu nag ki nga xam ne moom mooy Mame Balla Lo député maire bu Tambacounda fas yéene génnee arrêté bi ngir marché central au poisson ñu tàmbale koy doxal loolu nag dina ko def ci fekk nag ñi nga xam ne ñoom ñooy mareyeurs yi ànduñu ci ndaxte ñoom ginnaaw bi nga xam ne tey jii ci suba dañu dem toogaanu ki nga xam ni moom mooy jiital diwaan bi di gouverneur daf leen xamal ni dana amal waxtaan féegoo ak député maire Mame Balla Lo ci jamono jooju nag mareyeurs yi daal di fare ci fi nga xam ne moo féete ci autorité administrative yi ni dañuy xaar ci jamono jooju nag kii di député maire bu Tambacounda Mame Balla Lo nee na mi ngi ñaan ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi président de la république ndaxte kat marché central au poisson biñ ko inauguré boobu ak negéeni si ëpp na atu yàlla nañ ko ibbi jagleel ko askan wi li ci kanam raw li gët Moussa Oumar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. Moussa Oumar Gueye ngeen di ànd ak rajo Futur Média di déglu xibaaru dégg bëccëg gi benn waxtu du une heure fegg na ñaar fukki minutes. RFM rajo askan wi. $1 milliard ak $700 millions la nguurug Sénégal génne fas ko yéene jàppale lenn ci entreprise de presse yi fii ci réew mi ngir seenu doxin gën a mucc ayib loolee kon tàmbali nañ koo séddale démb ba léegi ñu bari ci njiital entreprise de presse di dem fële ci ministère communication waaye la ciy ñu rek moo di am na ñoo xamante ne ji daal la ñu leen joxoon ci koppar dañu koo delloo sabab li mooy dafa am lu lënt ci seenum xel bokk na ci li ministère génne kon fa ñu bind ne yëf yi nii lañ ko doxalee maanaam diw lii la am diw it lële la am loole moo leen miti moo leen doyul it ba tax ñu delloo la ñu leen joxoon Mouhamed Ali mu ba cib gës
ren itam séddale aide à la presse bi daanaka indi na pëccuxoo am na ñoo xamante ni dañoo mer bu dee seen chèque yi Mamadou Ibra Kane njiitu njaatigi presse Sénégal. ñun tiitange bu mag la si ñun. tiitange la en ce sens que loolu yelloowul ak transparence ak bonne gouvernance Sénégal nag am nañu ay loi am nañu ay institutions yi nga xam ne dañuy saytu dégg nga ay nit ñi nga xam ne day leen dénk kopparu réew bi dégg nga ñu utiliser ko d'une façon là bu nga xam ne c'est pas légal dégg nga yoon donc dana mën a dal seen kaw dégg nga ñun ñi nga xam ne nag ñooy acteurs des médias aussi de mener action bi jusqu'au bout dégg nga pour suñu xaalis bu nga xam ne ñun lañ ko jagleel pour ñu mun a régler suñuy problème dégg nga xaalis boobu ñu détourner ko jox ko ay nit ñi nga xam ne amuñu ci droit dégg nga mun na am sax ñenn ñi sax am ñu ngi accuser sax ne bu na am kat aide à la presse de moom mooy comme que nekk na 1,4 milliard dégg nga moo nekk fonds politique du ministre de la culture et de la communication. président conseil diffuseur ak éditeur de presse en ligne Ibrahima Lissa Faye feelu ko ci wàllu woowule. bëri na am na ñoo xam ne jëluñu seen chèque am na ñoo xam ne dañoo delloo seen chèque ndaxte li ñuy ñaawlu mooy que ne président li mu waxoon recommandation bi joxe woon respecté wuñ ko dafa doon wax que ne maanaam kii bi nu mu tëddee que kat ñoom ministère ñu liggéey ak acteurs yi vraiment pour distribution bi kon comme ça ñu mën a xam naka la demee foofu noonu bu ñu paree bu ñu mënee génne liste bi ñu génn ko mais ministère moom musul bëgg acteurs yi toog di xool quoi que ce soit. buñ sukkandikoo ci Mamadou Ibra Kane lu ministère de la culture et de la communication def du dara lu dul ñàkk sàmmonteel sa kaddu. kaddu président de la république dégg nga ci ministre yi nga xam ne ñoom ñoo war a appliquer ay dogalam dégg nga buñ ko deful ñun vraiment en tant que citoyen loolu ñun daf ñuy jaaxal. du lii mooy guleet yenn ñi nekk ci presse yi di retourner seen chèque gannaaw bi ñu jàppee ni nuñ leen séddale aide de la presse bi jaarul yoon ñenn ñi sa dem jàpp ni ministère de la culture et de la communication lu muy def du jaar yoon ndaxte du wone nu mu séddalee su ko defee ñu mën a vérifier kan moo am ak kan moo amul te ku nekk ñaata la am ngir yëfi leer ci ñëpp. ci jamono jooju coow lu rëy nekk ca agence presse Sénégal mu di APS ñaar ci ñu fay liggéey di chef de service di it ay jigéen ñoom la ñu fa dàqe woon def na daanaka ñetti weer boobaak léegi ñu nekk ci mbir moomee di ko xeex ak it di ñaawlu ni ñu leen xañe seen ak seen yelleef ak tooñ gi ñu ne dañ leen koo def ñaawlu it yéexte gi am ci dossier boobile ci yooyu la jamono njiital kër ga di xamle ne daal lu aju ci moomile mbir mi ngi tege kon ci loxoy comité médiation bi nga xam ne samp nañu ko te député Issa Sall jiite ko leerali Amadou Sabar Ba. yaay Fatou Mbayam Ndiaye ak Fatou Diop Wade dañ leen a licencié ki def lu ni mel di directeur général bu APS mu jàpp ne dañoo def li nga xam ne moom lañ naan faute lourde waaye boobu ba tey ñaari soxna yi di ñaawlu ni mbir mi xawee yéex ci wàllum waxtaan yaay Fatou Mbayam Ndiaye. waxtaan nañ ñaari weer ba nga xam ne ku ci nekk trouvé nañ benn moyen daal pour problème bi jeex ñun nag suñu engagement honoré nañ ko respecté nañ ko ba secrétaire général bi jox nañu décharge yi nga xam ne moom signé na ko directeur signé na ko et li ki desoon mooy directeur général ñaanoon na ñetti fan pour moom tamit mu jël ay décision yi rapporté licenciement yi mu xool ak suspension yi. un mois après ci lu waroon am ñetti fan xamal nañ ñu ni woo nañu ba ñu ñëw ñu xamal ñu ni directeur bi ci boppam engagement yi mu jëloon respecté wu ci dara. suñu interlocutrice di ci teg ne foofu ca APS am na agent yoo xam ne na jotatuñu seeni salaire Cheikh Ndiaye nekk APS pour Louga bi ñu ko jotee téléphone salaire am ci weerum avril bi joxuñu ko te waxuñu ko lan moo ko waral ci loolee ki nga xam ne moo fi nekkoon chef de service marketing ak commercial bu APS di ko ñaawlu. boobu ba léegi ñetti weer booy xool ñeenti weer ay borom kër nga dagg seen salaire Bamba Kassé moom dañoo suspendre salaire am na beneen naataango boo xam ni affecté woon na ko Louga weer bii nii xamal nañ ko ni doo fayee ko te notifié wuñ ko moo toog ba gisul salaire mu dem woote ressources humaines ñu ne ko sa bulletin ñu ne mais DG nee na nañ suspendre sa salaire. ci yooyu les questions directeur général bu agence de presse sénégalaise dañu xam ne fas yéenew ci àddu ci loolee rek mu ñu yebal lekk ci comité de médiation bi nga xam ne député bi di Issa Sall ma nga ca ak ki nga xam ne mooy Mbaye Fall lay Thierno Birahim Fall di leeral rek ne amul benn négociation bu ci am tey fàttali ne doxalinu établissement
public yi ak direction générale yi dañoo autonome te keneen ku dul directeur général ba du fa dogal dagg bi ñu dagg salaire Cheikh Ndiaye bi nekk APS Louga Thierno Birahim Fall di ci indi ay leeral ci xam la ne moom moomee dañ ko sanctionné li ñu naan abandon de poste te tamit bés bi nga xam ne moom la ñu waroon amal lii di passation de service bi ñëwul loolu yëpp nag huissier bi moo ko constaté bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom ci kaw loolu nag ñaari weer bi nga xamee ne affecté nañ ko direction ressources humaines bu APS ci la jëlee dogal lekk dagg li nga xam ne mooy salaire bi. tey jii mooy bëccëg bi ñu jagleel sage-femme yi ci àdduna bi fii ci Sénégal ñu xooli ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci boobu la liggéey jafe-jafe yu ñu ciy dund lu aju ci it gone yi ñuy rewle bu noppi ñuy dellu ñi nga xam ne jigéen lañu di mucc yàlla di def seen bakkan di ca des ak it jamonoy coronavirus gi seen liggéey na muy doxee lañ ci am ne jafe-jafe loolee lépp ñu ànd ci ak Soda Thiam. Organisation mondiale de la santé dafa daal di décréter atum 2020 jagleel ko sage-femme yi waaye itam personnel infirmier yi ci jamonoy mbas gi ñu toll nag ñoom sage-femme yi lee dañuy daal di risquer seen dundu Bigué Bambodj moom moo di présidente nationale des sages-femmes du Sénégal. lépp mën nañ koo fomm lépp mën nañ koo tëj ba mu des maternité ak matu ndax bu mat jotee sage-femme dafa war a taxaw ci sunu biir maternité yi ñu ngi jot ay ñu nga xamee ni am nañu doomu jàngoro bi waaye du tere ni bu mat jotee sage-femme yaa ngi taxaw. ci noonee nag dañuy jànkuwanteel ak ay jafe-jafe yu bëree bëri rawatina nag ci jamonoy mbas gi ñu toll la ko waral nag moo di ca ndorteel ga kenn boolewu leen woon ci mbir mi. mais bokkunu ci ñi nga xamee ni ñooy cible bi ñu doon jël former leen jox leen ay moyens de protection temps yi yëpp ragaloon nañu sax parce que dañ ci am ay sage-femme yi nga xam ne def nañu accouchement koo xam ne dafa résultat bi génnee ñoo xam ne am na doomu jàngoro bi fekk sage-femme yi weesu nañu woon toppatoo bu ba pare. ci loolee nag Bigué Bambodj di ñaaxa ñi nga xamante ni ñoom ñoo di autorité sanitaire yi. moo xam ministère de la santé la moo xam région médicale yi moo xam district sanitaire yi nanu gestu sage-femme yi nanu xam ne sage-femme yi ci mbir mi lañu bokk. bu weesoo mbas mii di coronavirus présidente bi nag daal dinañuy xamal itam ni que ni lu jëm ci wàllum taux de mortalité infantile bi daal dinay wàññeeku bu baax fii ci Sénégal même bu fekkee sax ni am na liggéey bu bëri bu leen ciy xaar. taux de mortalité maternelle boobu ñuy wax mi ngi toll ci 200 ak fanweer ak juróom-benn ba tey bari na parce que bu doon suñu sago kenn du dee benn sage-femme mi ngi toppatoo 1,000 ak juróomi téeméeri jigéen jàpp ci 2 junni jigéen. ci loolee nag kii ñu talal suñu micro di ñu xamal ni état bi war na yokk lii di recrutement yi jëmee ci sage-femme yi waaye itam lu jëm ci wàllum jumtukaay. RFM bitim réew. 13h27 ñu ànd ceeg Barthélémy Ngom nuyuwaat la Barthélémy. waaw ma dellu di la fay Mohamed. doore kook ñii di force de défense de sécurité yu Burkina Faso yi ñu ngi leen di tuumal ne daal dañoo dem ca camp réfugié bu nekk Mali wala boo xam ne ay doomi Mali ñoo fa nekk am ñu fa fitnaal. tuuma gi mu ngi bàyyeekoo ci Haut Commissariat des Nations Unies buy saytu wàllu réfugié yi leeral li ñu ànd ceeg Nafissatou Sila. jëfi ni mel nag la directrice su bureau régional bu HCR bu Afrique sowu jant ak Afrique centre daal di ñaawlu ci ab communiqué loolee nag gannaaw bi ñu nemmee ko ay attaques yu bëri ay nit yu yore ay ngànnaay jëmale ko ci ay gendarme ak i transporteur ci fu jege loolu camp de réfugiés yu doomu Mali yi foofee ca Mentao ca Burkina Faso ca loolee sax nag la force de défense et de sécurité yu Burkina daal di wàcc ca camp ba ngir daal di amal ab fuy ci fuy boobee sax la élément détachement militaire yi daal di duma ay réfugiés yu bëri ak ay matraque ay ceinture wala sax ak i buuma bu ñu sukkandikoo ci ñenn ci ñu ko fekkee ñu bëri nag ci réfugiés yi jot nañ leen sax évacuer ci hôpitalu Djibo bu ñu sukkandikoo itamit ci représentante HCR ca Burkina Faso ci RFI force de défense et de sécurité yi nag du guleet ñu amal li ni mel ci camp googee ñu wax ni sax ni soldats yi képp ku ñu xam ne da nga lëkkaloog ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo amal la ñaawteef yooyee jëmale ko ci transporteur yeeg gendarme yi 3 fan lañ la may nga daal di jógee ci camp réfugiés yi su ko moyee nag ñu faat leen waaye bu ñu sukkandikoo ci ab source administrative bu gox boobee du benn yoon lañ leen tegal ultimatum te sax li ñu nemmeeku mooy bëri na ci réfugiés yoo xamante ne jamono yi ñu toll ñaan nañu ñu jëlee leen ca camp boobee daal di leen yóbbu ci dëkk bii di Djibo. xeetu ngànnaay yooyu ñu naan arme de guerre am na yuñ ca teg loxo ca aéroport Badolite ma nga nekk kon ca République démocratique bu Congo. ñu ne ab réseau trafiquant la yoo nga xamante ne ñoom ñooy dundal groupe armé ya ca Centrafrique
ba tax na am nañu ci bëri ci ñoom yoo xamante ni teg nañu leen loxo naka noonu it nangu cargaison ba Amadou Sabar Ba. avion bi mi ngi wàcc ci aéroport Badolit ci semaine bee ñu génn gannaaw ba ñu xoolee yenn formalité yi ci la waa service bu aéroport bi xibaar ñi nga xam ne ñooy renseignement militaire yi matériel bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci boobule avion mu bokk ci ay bomb waaye tamit ay balu fital AK-47 ba mbir mi xewee nag déglu nañ ci nit ñu bëri ci tàng-tàng bi waaye li njëkk a fës ci boobule enquête rek benn soxna lañ ci joxoñ bu ñu sukkandikoo ci gouverneur Isato Koloke di xam ne soxna soosu la ñu njort rek ne moom mooy def lu ni mel maanaam di indi ay armes de guerre di ko jaarale ci Kinshasa ak frontière bu centre africaine soxna soosu tudd Florence Mongo moom teewoon na ci bés boobu nga xam ne avion bi ñëw na ngir récupérer li nga xam ne mooy boobi l'école gouverneur bi di xam ne rek soxna soosu lañ njort na ne moom mooy jox ay armes ñi nga xam ne ñooy bandi yi wala ak yenn groupe armé yoo xam ne dañoo nekk ci république centre africaine ba tey bu ñu sukkandikoo ci yooyu les xibaar soxna si du bii mooy bu njëkk muy def lu ni mel waral la ñu yóbbu ko ca Kinshasa ngir woyal li nga xam ne mooy enquête yi bu ñu sukkandikoo ba tey ci rajo France Internationale ñu bëri ñi nga xam ne dañoo bokk ci compagnie aérienne boobu di service air ñoom tamit renseignement militaire yu Kinshasa déglu nañ leen ci alxamis yi ñu génn fi mu toll nii nag ay laaj yu bëri samp soxal ñi nga xam ne ñooy liggéey ci boobule compagnie waaye tamit ay haut gradé yu nekk ci force armée bu RDC ba tey amaguñu ci ay tontu waaye kenn ku bokk ci état major général bu armée bi di xam ne rek enquête yi day door a door. ca Burundi gaañaa nga ca campagne bu rëy wutali wutay présidentielle yi foofa. waaw daanaka ñaari ci ayu bés rek moo des ñu amal élection ba mu di scrutin nag boo xamante ni président sortant ba di Pierre Nkurunziza du ca bokk waaye teewul parti ba fare ca nguur ga moom am na candidat wam di muy général Évariste Ndayishimiye fi mu ne nii mooy jonganteeg ka gën a fës ci kujje politique ba di Agathon Rwasa nga xamante ni nag jamono ji ñu bëri daal nee ñu mu ngi tàmbalee bari nit ci gannaawam. ñoom ñaari candidat yooyu ku ci nekk da nga songu terrain bi ak say stratégie bopp. ñaari doomi Amérique yooyu dañu leen a teg loxo nee nañu daal dañu doon jéem a daw l'armée bu Venezuela ñoo leen jàpp. waaw njiitu réew ma nag àdduna ci ñooñu ñaari doomu États-Unis yooyu du ñoom rek ndaxte limu ñi ñu nga xamante ni jàpp nañ leen fukk ak ñett lañu ci lim boobu ci la ñaari doomu réew Amérique bokk. président bu Venezuela nag nee na dañ leen di tuumaal ne ay mercenaires lañu yoo nga xamante ni li leen andi foofu ca seen réew moo di fexe daane nguuram mu joxoon ci nag baaraamu tuuma ki nga xamante ni moo di Juan Guaido ndaxte moom Nicolas Maduro mi njiitu réew ma am na waxtaan gu mu def démb ca télévision nationale ba nee na daal kii di Juan Guaido mi nga xamante ni moo jiite kujje politique ba dafa dem recruter ay mercenaires yu bokk ci force spéciale yu Amérique ngir ñu ñëw daaneel nguuram foofu la ca Venezuela. maa ngi lay gërëm di la sant bu baax Barthélémy Ngom. jaajëf. ak RFM kumpa jeex na. yegg si nañu ci Koro News ñu ànd ceeg Youssouf Bodian. Afrique sorewul trop 50 000 cas confirmés Covid-19 maanaam juróom fukki junni fi mu toll nii continent bi mu ngi am 46 968 cas 1800 décès maanaam lu jege ñaari junni nit yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan ñi feebaroon ba wér ci Covid-19 ñu ngi toll ci 15 500 maanaam ci téeméer boo jël fanweer ak ñetti malade wér nañu. Sénégal bii mooy ñaareelu bés bu tegaloo mu am lim bu am solo ay nit yu wér bii yoon ñu ngi toll ci juróom fukk ak juróom yoo xamante ni génn nañu hôpital ci xayma bi mbas bi dooree ba léegi ci Sénégal ci téeméer malade yoo jël fanweer yi ak juróom wér nañu. ñu des ci Afrique xool par région yan réew ñoo ëppale ay cas. ci Afrique australe la ñuy fekk réew bi nga xamante ni moom la mbas bi gën a laal ci Afrique di Afrique du Sud ñu am lu ëpp juróom-ñaari junni cas ci réew ma jamono yi am na lu ëpp téeméer ak fanweeri nit yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan waaye ci Afrique Algérie ba tey moo ëppale ñi faatu ñu ngi toll ci 465 maanaam ñeenti téeméer juróom benn fukk ak juróom gouvernement bi sax jël na dogal tëjaat boutique yi nga xamante ni ñoom la ubbi woon fan yi passé li ko waral mooy ñi nekk ci boutique yooyu le du ñu respecté mesures yu ñu jël ngir mën a setal waaye tamit wàññi wàllante gi. ñu des ci Afrique du Nord boobule Égypte nag mooy réew mi nga xamante ni moom la mbas bi gën a laal foofule ndax ñoom am nañu lu ëpp juróom benn junni cas ñeenti téeméer fanweer ak juróom benn nit ñàkk nañ seen bakkan ci réew moomule. ci Afrique sowu jant Nigéria moo ëppale ay cas am na lu ëpp ñaari junni ak juróom-ñetti fukk. ca Nigéria juróom-ñeenti fukk ak ñetti nit ñàkk nañ seen bakkan bi bas bi dooree ba léegi waaye loolu taxul réew ma door na déconfinement ci Afrique centrale Cameroun mu ëppale ay cas am na ci lu toll ñaari junni ak téeméer juróom benn fukki nit ak ñeent ñàkk nañ seen bakkan ca Cameroun. ci Afrique de l'Est Maurice moo ëppale ay cas moom mu ngi tollu jamono yi ci ñetti téeméer fanweer ak ñaar fukki nit ñàkk nañ seen bakkan. ca Somalie am na avion bu daanu ba juróom benn nit ñàkk seen bakkan
jab cargo privé bu bàyyi ko ca Kenya mu doon yëpp ab matériel boo xamante ni dafa waroon a dimbali askan wa ñu xeex lii di coronavirus. ca Tchad téeméer fukk ak juróom-ñaari nit yi nga xamante ni amee nañu coronavirus lu ëpp fanweer ay fajkat lañu mu doon ñi liggéey ci ay laboratoire ay infirmier ay étudiants stagiaires wala sax juróomi médecin ca Burkina Faso lu ëpp fukki ville lañu beroon ndax coronavirus njiitu réew mi jël na dogal dakkal ber boobule li ko waral mooy nee nañu ñi amee coronavirus bés bu nekk wàññeeku na lool ca Burkina Faso donte sax jamono yi lu ëpp ñeenti fukki nit ñàkk nañ seen bakkan ci réew moomule. ci àdduna bi ci bésu talaata bi 250 000 nit ñoo gaañu ndax coronavirus maanaam ñaari téeméer junni ak juróom fukk ca États-Unis dafa mel ni bilan bi ñu mujj am wàcc na ndax lu toll ci junni nit ñoo ñàkk seen bakkan. Royaume-Uni ca Europe jamono yi moo ëppalee nit yu faatu ñu ngi jege lu toll ci fanweeri junni Espagne moo ci topp France nekk ci ñetteel place bi ci waaye ci Europe boobule Russie moo ëppale tey lim ñi amee feebar bi bés bu nekk ndax ci diiru benn fan am na lu toll ci fukki junni nit yu amee coronavirus. ginnaaw chiffre yooyu lee ay jafe-jafe yu tar ci wàllum dundin lu ëpp juróom benn million nit jamono yi ñàkk nañu seen xëy ca Royaume-Uni maanaam ca Royaume-Uni ci juróom liggéeykat yoo jël kenn ki ñàkk na xëyam. ca Espagne tamit ñoom tey am nañu lu ëpp ñetti téeméeri junni nit yoo xamante ni dañoo ñàkk seen xëy rawatina ñu nekk ci secteur tourisme. fan yii yëpp kilifa États-Unis rawatina seen njiitu réew di Donald Trump ñu ngi yëkkati ay kaddu wax ni coronavirus bi mu ngi rëccee ca laboratoire bu nekk fële ca Chine ca Wuhan fi nga xamante ni fa la mbas bi dooree des kaddu yoo xamante ni ñoom teguñu ko fenn suñ sukkandikoo ci OMS mi nga xamante ni jàpp na ni amuñu ay preuve ñu jeexale ko ak TV5 Monde mi def reportage ci ab tailleur sénégalais bu nekk 18e arrondissement bu Paris sénégalais bi nag day joxe gratuitement masque yi nga xamante ni mun nga ko fóot daal di ko jëfandikoo waat Pathé Ndiaye ak ci muy liggéeyal jot na ñëw séddale lu ëpp 400 masque pompier yi waaye tamit ñi dëkkee ci koñ bi nga xamante ni fa la atelier am nekk ñu gis ci ab vidéo ay nit taxaw di rang ci kanamu atelier am boobule masque yooyu nga xamante ni moo ko defar di ko joxe gratuitement su ko doon jaay dina jar juróom-ñetti téeméer ci franc CFA. jërëjëf Youssouf Bodian ni ñu ko baaxoo reportage bu ñu leen di jagleel ci suñu jotaayu xibaar bu jëm ci koor gi tey ji dañuy seeti ñi nga xamante ne ji baaxoo nañu bu waxtu ndogu jotee dañuy defar café Touba ya muy àndal taxaw ci tali bi di ko séddale ñi nga xam ne ndogu ci bit la leen di fekk léegi nag loolee amatul ñu baree bari war a fatu 20 heures ndogu ci seen kër la leen di fekk ana nu ñu koy dundee Umu Kalsum li reportage. Kër Massar Amdalaay 2 fii ci place publique bi ñu fekk fi ay ndaw yu toog ci benn buntu kër gu jaune ñoom ñi leen dañoo amoon habitude chaque koor di joxe lii di café Touba bi ci mbedd yi Amedine soxla jàllabam bu weex ngi metti lu at mi ñàkk a jokkalante bi mu jàpp ni mbas mee ko waral. joxe café bi moom rek moom dafa xaw a yéeme quoi xam nga gars yi moom heure bii la gars yi doon ñëw jël si xam nga ambiance bi xale yi ñëw di rang ñii seen craft ñii seen thermos affaire yooyu noonu te moom carrément dafa wàcc carrément ak problème bi feebar bi affaire yooyu noonu mënoo comprendre. Assane di ab footballeur moom da doon profité ci weeru koor gi ngir joxe ndogu yi ci kaar yi. ba dañ daan dem ci tali bi xam nga di jox ñoo xamante ni à chaque fois daal da leen fekk ci bus yeeg yooyu heure ndogu fa la leen fekk dañuy obligé di leen jox ndogu di jox tamit néew di doole yi manqué nañu trop mais xam nga rek te feebar bi daal day bañ ay rassemblement ak yooyu moo tax daal bon ñu jël ci ay mesures yoo xam ne bon def ñu ko daal. jox cër digle yi nekk na lu war ñëpp buñ sukkandikoo ci Lamine Meng di ab caroleur moom mi la ngi ñaax nit ñi ñu sàlloog digle yi. donc ñu ngi ñuy tere génn beeg dajaloo beeg café ak yooyu ñu ngi ñu koy tere mais teewul xama loolu suñu arrangement la quoi loolu lu gën la kon xama li réew mi nangu rek la ñuy def daal mais manqué nañ trop soxla nañ ko tamit mais ndogalu yàlla la. ak jàngoro ji di coronavirus mi nga xamante ni wàllaate bi dafa gaaw ndaw yi ñu dajal nañoo préféré denc seeni ay cin toog seeni ay kër mu nekk loo xamante ni dina dakkal jokkalante bi lépp ngir baare yoon wi mbas mi. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen quincaillerie AAD Abdou Alima Diop ak seen marque de référence Sens ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf mbas mi ci réew mi di coronavirus bi ku ko ñeme mbaa nga yàpp ko ne ko mi ngi bëgg a ëppal li tax ma wax ko mi ngi ci l'observateur ubbil yéenekaay bi ci 24 heures maanaam benn fan ñaari nit faatu nañu ci réew mi ndax coronavirus bi kenn ki Amadou Lamine Sey la tudd amoon juróom fukki at ak juróom-ñett dëkkoon ca Médina ma nga faatoo ca l'hôpital principal bu Ndakaaru fa ñu ko enterré woon keneen ki mujjee faatu L'Obs nee nañu waa ministère de la santé wax nañu ne biig la faatu minuit moins 10 ca l'hôpital Fann fa la faatu ci juróom-ñaar fukki at ak ñeent la tolloon Dakar Plateau la dëkkoon
libération nañu liste baa ngay gën di yokk joote jaa ngay gën di law yëf yaa ngi gën di yaatu Sénégal mi ngi léegi ci fukki doomi aadama ak benn yu ñàkk seen bakkan ndax coronavirus bi ñaar ñi ci mujjee faatu ndakaaru gii la ñu dëkk kenn ki Dakar Plateau ka ca des Médina googee ki fa faatu ndax coronavirus bi journal L'As nee nañu mook tantam rawante wuñu lu bari ndax tànta ji ba mu yëgee na jarbaatam bii di Lamine faatu na te coronavirus bi moo ko faat sa tànta ja dafa crise cardiaque ba jaare ca moom it faatu source waa xëy di ñu baaxee li mu tuddee lim bu yéeme bi coronavirus bi jur démb ci réew mi yër leen xët mu njëkk journal bi am nañu juróom-ñett fukki cas ak juróom-ñeent yu yees juróom-ñetti téeméeri doomi aadama ak ñeent fukk ak juróom ñoo nga ci loxoy docteur ñuy fàcc juróom-benn ci ñoom sonn lool ba nekk réanimation ñaar faatu nañu ci réew mi démb kenn ki ci fajar gi la faatu ka ca des ci guddi gi Soleil national mel ne ku naan ñu li xaw a dal am xel ak néew ci bilan démb bi moo di ci ñi docteur yi di faj am na ci ñoom ñeent fukk ak ñett yu wér ba génn ci bëccëgu démb gi mu di lim bopp ba ñu dalee faj ak léegi musee su ko am ci benn bésub démb bi leneen la am ci bilan bi Soleil national nee nañu moo di am nañu juróom-ñett fukki cas ak juróom-ñeent yu yees ci juróom-ñetti téeméeri test ak juróom-ñaar yu ñu def am nañu it ñetti cas communautaire Sud Quotidien nañu hôpital yi réew mi kenn gënu leen a tonk jamono ji ne bari na ci ñoom ñu doon ñoti bi Covid-19 bi ñëwee daf leen a gën a nërmeel plateau médical bu Sénégal bekk feebal gu mu feebal ñu ko doon jooy fajkat yi dëkkee woon koo jooy malade yi dëkkee woon koo jooy borom malade yi dëkkee woon koo jooy Sud Quotidien nee nañu ci jamonoy coronavirus bi ci la lépp leere ci la ñu xamee ne plateau médical bu Sénégal du tus La Tribune nañu nit ñi ñu quarantaine ci dëkk bi daanaka jege nañu juróomi téeméeri doomi aadama ca ña ngay gën di yokk dem nañu ba xajatuñu ci l'hôtel yi ci réew mi journal bi ñu bu ñu moytul nag jël leen di leen yóbbu université Cheikh Anta Diop di leen fa quarantaine ci la ñu jëm ndax am nañu tàmbalee jibal xalaat boobee xaat mbir mu xel mënutoon a xalaat mi ngi ci l'Observateur kuréel gi général François Ndiaye jiite mu di comité suivi fond force Covid-19 yéenekaay bi nee nañu sagaran cay xeeñ li ko waral mooy dañu ne fanweeri membre yi bokk ci comité bi dañu leen di jox téeméeri millions ak juróom-ñaar 107 millions yu ñu war a séddoo ci seen biir muy seen indemnité de session bu ko defee ku ci nekk ci ñoom war a am ñetti millions ak genn wàll yéenekaay bi nañu waaye ci seen réunion bu njëkk bañ doon def ca building administratif ci la ca coow amee nit ñi fara ci opposition bi ñoo ci xëpp suuf ku ci mel ne ministre ba woon di Habib Sy ak honorable député Toussaint Manga ñoo jël kàddu gënee du ci dal dërëm bi gën a néew waruñu ko nangoo laal ci xaalis bi nañu seet ci ñi mu gën a méttee ba ci ñi ko gën a yellool ñu jox leen ko waaye ci ñi ñu toog fii yépp kenn ci ñun waruta nangu baa ngi séentu ñu lay fay ci lii leneen mu di coowal Senelec ak ile ak ministre Mouhamadou Makhtar Cissé journalisé ko moom la xëy di ñu xamal ne ministre du pétrole di Mouhamadou Makhtar Cissé contrat ba mu signé woon ba muy doon directeur général bu Senelec diggam ak ile mbir yaa ngi koy bëgg a wexaat ndax liggéeykati Senelec ñoo ko takkali pot li ñu bëgg mooy contrat ba fa Makhtar Cissé bàyyi ñu annulé ko ndax jàpp nañu ne dafa bari ay tappale ak i nduxum moo waral ñu saisir corps de contrôle yi ci réew mi muy inspection générale d'État di OFNAC di ARMP ba ci Cour des comptes ku ci nekk bind nañ la ngir di jébaane contrat Senelec ak ile li ñu bëgg mooy mu leer nee nañu it nañu leeralal contrat yi Senelec signé ak société yu ci mel ne Excelec ENSIC BLF EDF In Sonam ak AMSA ndax seenum xel tey na ci ki ñàkk tey ak ñàkkuk dal tax mu def lu xel mënuta nangu mi ngi ci Vox Populi Maymuna di seen nas ndaw su dëkk Touba quartier Jannatul Maxwa yéenekaay bi nee nañu dafa bàyyi ba jëkkëram di julligee mu tàngal dëwlin ba mu sans soode ko la yéenekaay nañu ndaw si def loole Maymuna Jàllo la tudd police la teere ji ma nga fa ñu téye jëkkëram ji mu soode Ahmed Fall la tudd ma nga urgence ñuy jéem a sowe sursoi nañu te nag coow lu amul bopp amutub genn moo leen boole waxi karaaf bu toj ca la coow la jóge ba tax mu tàngal diwlin sotti ko jëkkër ji Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen quincaillerie AAD Abdou Alima Diop ak seen marque de référence Sens ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. mooy ponk bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi gis-gis la tey jii li ñu ci waxtaane mooy sajj xef gi nga xam ne ñu ngi koy def ñooñ dañoo mësoon am feebaru corona ba wér ñu leen di joxar bi baaraam ak di leen xool yenn bët yi ak it dëkk yi nga xam ne jàngoro ja dafa feeñ am fa doole law fa dëkk yooyu ñu bari di ko moytoo ka daw stigmatisation boobee ci yam moom la ñuy waxtaane ak yéen ci gis-gis ci rajo Futur Média ñoo ngi ci jokkoo bi ak professeur Cheikh Mbacké Lo agrégé ci wàllu santé publique professeur maa ngi lay nuyu. Mohamed maa ngi lay fay. weneen wàll yu ñoo ngi ci ak Laxbib Ndiaye di psychologue doon it njiital association sénégalaise pour le développement de la psychologie appliquée docteur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Mohamed. baal ma dooree waxtaan wi ak professeur laaj bi mooy bari na ñoo xamante ne ji bu ñu corona yi ba wér dañ leen di daw kër yi ñu nekkoon duñu fa jaar dëkk bañ dëkk sax dañ koy teggi luy indi loolu. waaw li indi loolu xam nga loolu moom du gulet tey boo fàttalee ko ay peste ak yëpp jaar na fi mais maladie infectieuse buy wàllaate toujours ñun ci population bi noonu lañ koy interpréter moo tax may wax ne fu mu ne nii
koo gis mu yore doomu jàngoro bi rek nit ñi dafa am fii Sénégal bët bu ñu lay xoolee te loolu nag loo xam ne la dañ ko war a waxtaanee ba nga xam ne day deñ parce que foofu ñu koy xoolee demeewul noonu ndax maladie boo gis dafay am loo xam ne spécificité la kii maladie la boo xam ne dafay wàllaate bu gaaw xam nga bu fekkee ne ñooñu dañ leen di joxoñ loxo day tax ñeneen ñoo xam ne bu ñu feebaree duñu nangu dem ci hôpital yi dañ koy daal di nëbb attan nañ sax tëj seen kër toog fa maladie bi dem ba gañe leen ba xëy na bu ñu sonnee la ñuy door a génn dem te bu boobaa dina fekk xëy na ñu am contact ak yu bari ba fexe maladie bi law kon loolu bokk na ci li nga xam ne dafay lawal maladie bi mais nag dafa compliqué ndaxte loo xam ne dafay wàllaate il faut ñu yëgle ko aussi pour que ñeneen ñi bañ a jël maladie bi ci ñooñu nga xam ne ñoo ko yor mais loolu yaakaar naa ne suñu demee ba ci kanam yooyu yëpp incha allah dana daj parce que bu ñu demee ba nga xam ne maladie bi parce que de toute façon virus la boo xam ne ci kanam tuuti ñun ñëpp dinañ dund ak moom. waaw mais est-ce que quelque part aussi kilifa yi yore wàllu wér-gu-yaram sant ñu nit ñi ñuy dawante ci seen biir ndax bu ñu ne nañuy moytu xam nga boo nee nit ki neel moytu te waxu nu mu war a moytoo day daw ki feebar ala kulli yàlla est-ce que loolu ñu def du luñ leen sant de manière indirecte. waaw loolu ci communication bi la mais yaakaar naa ne ñoom tamit ñi ngi améliorer communication ci côté boobu parce que wax dëgg loolu effectivement boo nee nit ñi nañu moytu dañuy yaakaar ne moytu bi mooy nga daw nit ñi non ñoom li ñuy wax du moytu bi mooy nga daw nit ñi dañu ne moytu bi mooy fexe ba nga xam ne ñi ngay xam ne yor nañ doomu jàngoro bi ñuy protéger wu ba nga xam ne duñ ko mën a jox keneen xam nga loolu mooy li nga xam ne moo nekk ci fond pensée bi et je pense que nag. mais dooguma la professeur kon ak réeroo am na ndax bu fekkente ne da ngaa jege ku ko am ñu jël la ber la mais boo gisee ko am da nga koy daw. non duñ la ber. maanaam yow ci loo bëgg a wax ci quarantaine waaw quarantaine la en quelque sorte da ngay dégg ñu ne tant de cas contact dañ leen a quarantaine. waaw mais Mohamed allez-y waay. Mohamed est-ce que ñun mun nañ boo xoolee ci réew yëpp. même système bi la parce que noonu rek nga mën a. non moom kay d'accord naa ak yow te it nangu naa ne mooy li war. ndax bu dul loolu saafara dana jur jàngoro mais ndax par exemple waruñoo gën a xool weneen doxalin wuñ koy def ndax bu fekkente ne ku ko am boo jegee nit kooko dañ koy jël xool boo gisee ku ko am foo jaar da nga koy daw muy indi dawante beeg mooy tonte bi. loolu dëgg la mais xam nga soo ko jëlee noonu rek dina jafe parce que bu fekkee ne maladie bi ku mu jege rek mën na la ko jox c'est normal que ku mu jege bu fekkee ne dal na ko ñu fexe noo xam dañ la ji. ndax sama bopp ma la gënal du bañ naa la. très bien maintenant nag li am solo mooy ñu fexe ba nga xam ne avec sérénité li koy gën a mën a dim mooy tey ñu dugg ci communauté expliquer leen ba ñu comprendre parce que gis nga Sénégal ñu am muus la ñu am peuple bu muus la ñu am gis nga boo leen expliquer ba ñu comprendre daw beeg yi yëpp danañ xam ne maladie la boo xam ne bu la dalee aussi da ngay dem ñu xool la bu dalee kenn ku la jege aussi du loo xam ne dafa garaaw di nga dem ñu xool la ndax am nga doomu jàngoro bi wala ndax boo ko amee mën nañ ko dindi très rapidement mu dañ ñuy fexe di ko nëbb di ko gën a lawal ci réew mi parce que boo ko nëbbee. waaw loolu mooy conséquence bi boo ko nëbbee. mu law voilà mën nga ko jox mën na dem ba dellu si sa waa kër. mën na dem ba dellu si sa waa kër daj ñoo xam ne aussi warul leen woon daj. très bien professeur leer na ci xalaat bi maa ngi lay gërëm ma dem ci docteur Laxbib Ndiaye docteur. waaw Mohamed dañuy faral di dégg wala fi naan daw ko wéradi boo ko dawee ba mu xam ko day gën a yokk la ko metti ma wax ak yow ci ñi nga xam ne dañoo corona wala ñu amoon coronavirus yàlla def ñu wér mais ñu seetlu ne soit dañu leen di daw wala nit ñi bëgguñu leen a jege lu mu mën a def ci kooku noonu. non loolu Mohamed nekk na loolu lu tiis nekk na lu métti ndax feebar ba pare ñu lay daw boole si day nekk loo xam ne day yokk feebar bi. donc li ma bëggoon wax sànq li professeur doon wax pour jàppale li professeur doon wax mooy que nit ñi nañu moytu di am ay xalaat yu demee noonu maanaam nit ki ku ko jege beroon nañ la rek kon nag man damay daw loolu nekk lu nekk attitude boo xam ne mooy attitude bu normal ndax ku feebar d'abord di nga soxla ñu jàppale la soo gisee ñuy bari ñeneen ñi dañu bëgg rek wóor mu wóor docteur yi nii ñooñu aussi ameewuñ ko ba duñ ko wàlle waaye waxul ni dañ leen di ber parce que dañuy ber ay nit pour li professeur doon wax laa bëgg gënaat yokk mooy feebar la nit ku feebar di nga wér soo wéree war nga am droit dellu siwaat ci fi nga daan dëkk ci ñi nga daan dëkkee sa ñoon ñi nga daan dëkk di def li nga daan def feebar bu nekk ak lu mu mel bii nag li ci garaaw li tax xaw a jafe mooy day wàlle boobu it am na yeneen feebar yuy wàlle mais bii wàlleem bi muy def ñoo ngi ko soogay gis donc li ñuy digal nit ñi mooy ñu dal
ànd ak tey ba pare di déglu li nga xam ne moom la borom xam-xam yi ministère bi ak médecins yi di wax maanaam ñu jël fexe ba jël ay gestes yoo xam ni du ñu lawal feebar bi lawal feebar bi nag du mooy nga daw nit ki mooy nga fexe ba yow li ñuy wax ni soo ko defee nga mucc nga def ko pour mucc waaye waxuñu la nga jël nit ñi di joxañ baaraam nit ñi gis naa ñoo xam ne suñu feebaree ba wér sax ba dara macha allah jotut leen ñu bëgg leen daw xam nga loolu aussi day nekk loo xam ne lu tiis ministère bi gis naa que mu ngi ci def ay jéego yu baax ànd fekk association psychologue yeeg travailleurs sociaux yi ak médecins yeeg yooyu loolu moom la ñu war a def maanaam yee nit ñi ci feebar bi nan lay def nan lañ ko wàllante ak suñu nit ki wéree wan na ni la amatul benn mucc na daal maanaam comme nit ñi jël ko delloo ko comme nit ñëpp mu delluwaat ci nit. mais est-ce que loolu it suivi psychologique du ci baax maanaam tey nit bu wéree war a dellu ci njabootam ñu am lu ñu def ci boppam ba bu demee du am choc culturel waaye ñi nga xam ne ñoom lay fekk ñu am nu ñu waxee ak ñoom ba ñuy c'est-à-dire ñu mën a teeru ki woppoon faju ji wér ba war a intégré waat famille bi. li nga wax loo am solo la nekk na loo xam ni mi ngi nekk actuellement. ni ko professeur waxoon équipe yi ni ñoo ngi nekk c'est des équipes multidisciplinaires ñëpp a ngi ci di jéem a jàppale malade yi beneen bi ci ëpp solo mooy li nga wax noonu mooy ñuy yokk prise en charge bi jëm ci nga xam ne mooy famille yi nit ñi mbokk yi dëkkaale yi xarit nit ñi gën leen yee ba nga xam ne ñiy wér suñu ñëwee ñu gën leen a mën a dalal seen xel gën leen delloo seen place ak loolu yaakaar naa ni baax na ñu gën a yokk li ñuy def nii ci nit ci ak ay moyens ba nit ñi xam ni kat feebar bi du dee day lore ci ku mu dal waaye soo ci wéree it mën nga ci mucc dund sa dund bi nga daan dund. très bien laaj bu mujj ma daane la ko yow laajoon naa ko professeur ma laaj la ko est-ce que du kilifa yi ñoo woo nit ñi ci dawante ndax bu ñu ne dee leen daandante 1 mètre dëgg la feebar bee ko laaj te bëgguñu pandémie bi yokku ci réew mi waaye ndax xeetu communication boobu it waruñu ko woon a seet ndax boo ne nit ki bul joxe loxo bul accolade bul saafonte del masque wu dee leen daandante mais yaa indik dawante. waaw mais xam nga loolu. dafa fekk feebar bu nekk dafa am nuñ koy xeexee dafa am nuñ koy gérer yu demee noonu bii comme moom virus la te jegeen bi day dafa nit ñi jegeyoo daf koy favoriser day faciliter. da koy lawal jege ci nit di law ci nit. ñun la déet am na noo xam ne soo ko taxawee di nga yàlla mën na def nga mucc ci loolu mais du nit ñi du gouvernement du autorités yi ñooy wax nit ñi daw leen nit ñi déedéet kooku dafa bokk ci méthode yi nga xam ni moom lañ ñu bokk ci méthode barrière yi pour fexe ba wàññi virus bi ni nga xam ne moom lay lawi ci biir askan wi waaye bokkul ak loo xam ni dañ ko jël pour wax ni nit ñi daw leen nit ñi loolu moo nekk dañ leen ko wax rek pour wan leen ni leen su fekkee bëgg nga ci mucc nii nga war taxawee mooy maanaam na nga moytu nuyoo yi na ngay sooy taxaw ni na nga taxaw ci distance boo xam ni du dana mat li mu bon 1 mètre loolu ay gestes barrières la rek mais du maanaam gouvernement bi moo jël di wax moytu leen bi. non waxuma gouvernement spécifiquement docteur mais bon loolu leer na maa ngi lay gërëm bu baax a baax docteur Lakhbib Ndiaye. jërëjëf gërëm ko gërëm it professeur Cheikh Mbacké Lo agrégé ci wàllu santé publique. bala ñuy yëkkati jataay bi xibaar bopp Salif Sow suñu ndaw la ca banlieue bu Ndakaaru moo ñu koy yeggee nee na jamono ji mairie bu Kër Massar mi ngi ci haute surveillance gendarme ñoo fa nekk li tax mooy commerçant yi ñoo dem toogaanu buntu mairie ba ndax dogal bi nga xam ne jël nañu ko mu jëm ci tëj marché yi la ñu àndul moom la ñu dem ca mairie ba di ko ñaxtu ba tax ña nga fa fees dell gendarmerie ña nga fa ngir taxaw ci wàllu kaaraange gi des na ci dellu si ci yeneen jotaayu xibaar ak Salif Sow. xibaaru digg bëccëg gi la woon ci rajo Futur Média Mamadou Mohamed Ndiaye la woon ci kàddu gi Abdoulaye Diop ci machine bi réalisation Alaaji Ndiogu Diène jaa ngeen jëf ci déglu bi ci kanam tuuti da ngeen ànd ak soxna Aminata Ndaw ci yëgle yi tàgge yi ci rajo Futur Média mbokk yi yàlla na jàmm yàgg.